Son nom c'est Anita, de son vrai nom Anta. Elle a fini de prouver son talent partout sur les plateformes digitales. Bienvenue mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs. Quel plaisir vous retrouver enfin sur votre émission préférée Siiw. Siiw nag c'est le grand rendez-vous du peuple nga xam ni wax dëgg yàlla c'est le soir du peuple daal Siiw daal réew mi daal ñoo ko bëggal seen bopp. Tey ginnaaw bi ñu amee mbégte dalal fi benn artiste boo xam ne elle n'est plus à présenter ginnaaw bi mu ñëwee ci plateforme digitale yi wane fi talent ba sénégalais yi découvrir ko Anita lay wuyoo mais tey dafa def jongo maam def orange blanc def cheveux naturel bii nii nu mu tudd. ah bi mooy frisé. bii yaa booy war naa la wutal ci frisé de sama yaay day def ay frisé daal mais Anita maa ngi lay nuyu xam naa yaa may dalal wala maa lay dalal ci kër gi. non maa lay dalal ci kër gi tey dag maa fekk ci suñu kër. voilà kon maa ngi lay dalal di la wax dalal ak jàmm. waxatal kër. bal tooñ dag ñu fekk ci tey ci suñu kër donc maa ngi lay wax dalal ak jàmm. ayca mi ngi noonu gis ngeen ko Anita moom lañu dalal tey ci émission Siiw bi Anita tey bu ñu la doon bàyyi nga def sa présentation wax ñu brièvement kan mooy Anita. waa Anita mi ngi nekk benn jeune artiste boo xamante ni mi ngi jóge ba Richard Toll ñëw fii pour musique bi te maa ngi ci nii ci laa nekk nii donc di wax Sénégal yëpp nañ ma xaar am na ay projet yu bëri yoo xamante ni mi ngi waaj ñëw. alors Anita tur bi la njëkk di ñëpp di njëkk a wax di waxtaanee j'en suis sûr suñu ay téléspectateurs dinañu laaj fan la tur bi jógee Anta nga tudd. Anta laa tudd genre Anita dañ ma ko sama xarit yi ñoo may woowee tout le temps Anita bi law nag moo gën a law Anta bi donc ñun pourquoi pas ñu jël ko def ko suñu nom d'artiste. alors Anita ñëw ci musique sénégalaise nan nga gisee musique bi amaat. waaw musique bi moom mi ngi nice mi ngi avancé ku nekk mi ngi ñëw di prouver boppam ku nekk mi ngi ñëw di apporter touche boppam donc je pense que musique bi mi ngi nice. Anita doyen bu mag moom mooy papaam. Laye Diagne Studio réew mi bëri na ñu fi nekk mu produire leen génne na fi ay talent yu bëree bëri qu'est-ce que ça te fait moom mu doon sa papa Laye Diagne. waaw kontaan parce que dafa nekk koo xamante ni dafa man mënuma wax sax ci moom tu vois nekk nit koo xamante ni mi ngi may jàppale ci si li ma nekk bëgg li ma nekk di ma ci jàppale di ma ci conseil loo xamante ni mi ngi avancé loo musique bi rek mi ngi koy def. d'accord on va commencer par les débuts sa début ci musique sénégalaise nan la demee da nga toog ci ruq di wéyantu sa papa dégg la wala da nga mës a dem benn soirée artiste mu yëg ni yaa ngi wéy nan la demee sa début. bon samay début nag boobu fekk na ma boobu maa ngi Saint-Louis di leen nuyu au passage waa Ngaleel falaa débuté xam nga commencé di wayantu ba ci Fosco yi may am ay retour positif donc bi ma demee ba sama papa yëg ni ko damay way choqué wu ko daf ko apprécier jàppale ma ci ba jusqu'à présent nu nekk nii. ñaata single nga am ci marché bi. ci marché bi ñu ngi soog a génnee single bi muy Balaye sa buri boobu kas la ñu amagum mais ci préparation album lañ nekk. on va rester si single boobu noonu track la boo xam ne sénégalais yi bëgg nañ ko période màggal gi safar gi néew na nga xool télé wala nga déglu rajo te doo ko dégg ça passait en boucle ci rajo yi ça passait en boucle ci télévision yi loolu noonu nan la demee ba nga jël wayu toll ni wayu Kiné Lam boobu nga xam ne elle fait partie des grandes chanteuses fii ci Sénégal. waaw avant tout dama koy remercier moom di ko remercier bu baax ndax maman la boo xamante ne bi ma defee way bi genre on l'a même pas demandé son avis tu vois laajuñu ko dañ ñëw rek def son bi te bi mu génnee elle a apprécié kontaan ci trop donc maa ngi koy nuyu de passage son bi nag métti woon na enregistré nañ ba sonn mais après sant yàlla bon li tax ma def ko nag genre comme ni ma koy waxee tout le temps son bi dafa nekkoon hit ñëpp bëgg son bi mu neex ñu ne pourquoi pas ñu reprendre ko ci màggal gi def ko pour gën a wane suñu génération ñun ñi nga xamante ni fekkee wuñu son bi ñu prouver ko indiwaat ko nit ñi gën ko apprécier nit ñi xamaat son bi que dafa neex jusqu'à présent parce que même boo demee YouTube da ngay gis que ñi ngi seetaanaat Kiné Lam sama maman Kiné Lam ci son bu njëkk bi donc ça veut dire que dafa neex léegi ñëpp apprécier ko bon fierté la contente rek kay am contente rek. liggéey bi nan la demee woon parce que paroles yu riche la paroles yu gudd la mais aussi paroles la yoo xam ne dafa xóot ci kocc nan nga def ba parceriser paroles yi. waa déglu ak am ñoo xamante ni ñu ngi lay wax carrément nga dugal la ñu la non waxul lii la wax tu vois am ay nit ñoo xamante ni dañ jàppoon ci affaire bi bu baax a baax maa ngi leen di remercier de passage di remercier képp koo xamante ni jàppoon na ci son bi ba mu agsi tey fii. fan nga enregistré son bi. fii nga toog nii waa fii lañ ko enregistré. Aada def ko sam papa def ko tout kër gi daal. alors Anita léegi ñëpp xam nañ ni mën na wëy am na baat bu neex lan lañ mën a xaar lu spécial ci loo xam ne Anita moom moo koy indi que ça soit mu doon ay single wala mu doon album. beneen style ñu laal fépp
parce que du mbalax bi rek la ñuy woy dañ def afro trap afrobeat ah genre façon lépp loo xamante ni existe na ci musique incha allah bëgg nañ ci laal quoi. prévoir def ay production ci salle yi est-ce que bëgg nga di tëgg ay soirée. bah bien sûr incha allah mais bu jotee rek incha allah waaw actuellement baa ñu rampe nii rek ba ci kanam waaw ba ci kanam. alors si vous nous rejoignez mesdames et messieurs vous êtes sur Leral TV émission bi mag bii di siiw tey ñu ngi dalal artiste bu mag a mag di wuyoo ci turu Anita moom lañ seet si war a waxtaan ak moom ci lu yaatoo Anita tey buñ doon xaar ci yow nga indil ñu ay lu mel ni ay tradi moderne est-ce que Anita dina mën a ñëw defal ñu ay tradi moderne. bien sûr mën nañ koy def parce que dañ nekk artiste boo xamante ni dañu bëgg nekk artiste bu polyvalent boo xam foo ko woo mu wuy si la donc yëpp dañ koy def incha allah lépp dañ koy def. Anita jot ngay aw ay artistes ay ndaanaan yu mag yu nekk si réew mi mën way torop su ma nee laa jaamaan. waaw kooku sama grand la c'est mon grand frère sama mag la sama xarit la voilà sama grand la waaye. ñu bëri dégluwuñ son jaamaan bi nga xam ne yow yaa ko aw mais man personnellement dama ko déglu mais xamuma la woon dama doon wax kii kër ci suuf am na baat bu neex loolu Anita la wala du Anita. waaw loolu moom Anita la am na aussi yeneen parce que du sama voix kese moo ci nekk am na yeneen voix góor yi ci nekk mais bu dee voix jigéen bu moom c'était moi. da ngay defal aussi ay kër yeneen artistes mën nga ma limal. waaw bari na genre comme Dia mi nga wax comme Sidi Diop ak yeneen artistes yoo xamante ni peut-être sax damay fàtte seen tur mais ci kër laa débuté en fait. ci kër laa débuté di defal artistes yi ñëw fii def seen son ma këral leen. super sa diggante Sidi Diop si laa bëgg sax ñu taxaw ci man ak yow parce que il paraît yéen ñaar am ngeen relation boo xam ne wax dëgg yàlla relation bu bien la yak Sidi. waaw sama papa la sama xarit la sama mag la sama papa la sama xarit la sama mag la. Anita ñaata at la am moom ba war a def ñëpp papa moom ma Anita ba du ma wax papam la. sama papa nga tamit. non man mënu ma nekk sa papa man. mais Sidi Diop comment ça se fait moom mu doon sa papa ak nan ngeen amee relation yéen ñaar. daf maa doomoo gis ma mu gis si man talent mu apprécier loolu mu neex ko trop sax mu bëgg ma tamit sama papa bu baax la maa ngi koy nuyuwaale bu baax a baax mu nekk nit ku baax aussi voilà nit ku baax. for naa ci wéyu bay aussi ñu ne am na soirée bu mu la invité. waaw vendredi bii nii incha allah waaw incha allah vendredi bii ñu fekk ñu foofu noonu rek ñu ànd ak Sidi toj fa. alors Anita artiste la boo xam ne mbokk yi maa ngi leen koy dénk di leen ko présenté waat bu baax a baax yéen les inconditionnels de Leral TV xale la boo xam ne bàyyi leen ko xel ITV bi ñu def ak moom ay jamono 2 ans 3 ans bu ngeen ko seetaanaatee di ngeen gis ne Diagne Niar xale bii la invité woon ça fait 3 ans bàyyi leen ko xel bu baax a baax elle est pétrie de talent ba mën na woy te aussi papaam nit la koo xam ne wax dëgg yàlla xam ne musique bu baax a baax bàyyi leen ko xel bu baax a baax Anita d'habitude yan woy ngay gën ci déglu parce que ku dégg sa timbre vocal yow mën nga def façon musique bu ne est-ce que da ngay déglu tubaab yu bëree bëri waaw dama leen di déglu damay déglu tubaab yi comme damay déglu bambara yi comme sénégalais j'écoute tout le monde ñëpp ngay déglu ñëpp laay déglu yow kocc nga de yow da ngay déglu Kiné Lam di déglu ay Titi waaw déglu Viviane ñëpp ngay déglu ñëpp laay déglu parce que ku nekk am na loo mën ku nekk am nga loo xamante ni tey jii boo ko jëlee ci moom di nga am benn touche personnelle. ñi ma la fi jotal limal ñëpp ñoom bi ñëwee ci musique dañoo indi benn touche indi lu exceptionnel yow lan nga nar a indi lu différent ak ñoom liggéey xam nga lépp liggéey la ñoom indi nañ lu bees keneen indi lu bees keneen mën nañu indi lu bees tout ça travail la rek. est-ce que yaa ngi rêve def ak ñoom featuring. incha allah bu ko yàlla tuddee war naa mën a nekk. incha allah parce que ñoom ñëpp ay ndaanaan lañu war naa mën a nekk incha allah bu ko yàlla tuddee rek da ngay suñuy maman lañ te yàgg nañ ci musique mën nañ li ñuy def kenn dootul naatable seen mënu waay ci musique donc incha allah bu yàlla tuddee ni featuring dina am rek dina am. alors ñu ñëw nag ci sa côté vestimentaire man suivre naa la mais da ngay solu traditionnel. la fois passée seetaan naa la ak Padros sama grand. mais loolu lu tax nga bëgg sol yu mel noonu li solu xale yooyu noonu te yow sa jëmm xale wu. mais sama jëmm xale la parce que xale la solu xale c'est normal parce que xale la 19 ans la am donc c'est normal day solu xale. mais 19 ans xale la. waaw c'est normal waaw mais milieu bi nga nekk amatul xale. waaw milieu bi moom amul xale ci musique amul way moom amul xale amul mag artiste la amul xale amul mag mais mi ngi noonu. mi ngi noonu daal. mi ngi noonu daal. est-ce que yaa ngi préparé album
actuellement nii si studio bi. est-ce que yaa ngi togg di tëgg ay morceaux denc pour waajal sa album. waaw bien sûr ci album la ñu nekk avant son bi di génn Balaye si buri bi fekk na ñu ngi nekk suñu album di def mais comme que màggal bi ñëw na te son bi dafa nekk son it ba pare son bi pour màggal gi moo ko taxoon a jóg ñu daal di koy génnee pour nit ñi gën a découvrir kan mooy Anita mais ñu ngi nekk suñu album ba nii ñu ngi nekk suñu album di def. macha allah. macha allah. Adisa. man damaa gis si yow lu exceptionnel. mooy que ni yor nga baatu Titi. yor nga baatu Viviane. tey ñaan ñooñu mën a limal du ma ñëw ci Kumba Gawlo ñoom Daba Sey nga xam ne récemment lañ def ak ñoom ay émission mais bëgg naa ci ñooñu mën a limal kenn ku nekk. kan nga ci gën di déglu ak est-ce que ci kooku ki nga ciy gën di déglu mën nga ñu ci defal benn affaire bu ndaw rek ñu xool. waaw comme ni ma la ko waxee ñoom ñaar ñëpp laay déglu comme tout le monde parce que kenn ku ci nekk am na loo xamante ni qualité bu ne ci yow moo tax ñoom ñaar ñëpp laay déglu. woyu Titi ban moo la gën a neex si woyu Titi. oui Titi nag mën naa ne yëpp ma neex de. ban moo la ci gën a neex am na bu la ci gën a neex sûrement wala Viviane am na ci bu la gën a neex. bi muy way yaay booy. kan Titi boobu neex na ma waaw. waaw doo ma ko affaire tuuti wéyal ma ko nga xool. ni yaay booy yaay sama àdduna sama baay booy sama barke ku yore digi ma baay di ñaanal doomam ba lu mu dugg mu ànd ak barke sol ko jom def ci moom ngóor ba doom bés bu màggee bilaay sol sa dali baay góor yàgg sa baay coono àdduna yàgg sa baay mu def ci yow diine sa la leer ba buntu boo fëgg mu ànd ak barke maman je t'aime beaucoup je ne pourrai jamais t'oublier maman toi tu m'as donné la vie. oh mbaa du ma jooy sax man mbaa du ma jooy lii ba jàmm la. alors mbokk yi kon li ma leen wax leer na que ni Anita artiste la boo xam ne ndaw la boo xam ne wax dëgg yàlla am na talent alors ñun ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la carrière yu jàmm fi nga bëgg a yegg ci milieu bi yëpp suñu borom dogal nga daal di fa yegg. alors ñu ñëw nag ci actualité. Anita yow jeune nga man jeune la sama réalisateur bi laaj moom jeune la te ñu ngi gis lu doy waar muy am ci réew moom mooy que ni immigration clandestine bi ñu amaat na. ndaw ñi ñu ngi jëlaat mbëkk bi di def Barça wala Barsaq. yow en tant que porteur de voix tey lan nga leen di conseiller dama bëgg nga xool caméra bi ngay yeddi leen. waaw xam nga rek en fait su may gis loolu sama damay tiit en fait parce que da ngay xool jeunes yëpp ñu ngi dee jeunes yëpp te koo xamante ni peut-être soutien de famille la woon koo xamante ni peut-être yaayam moom rek la amoon ci doom mu jël gaal gi dem après dee comme ça dafa métti en fait c'est vrai que ñi ngi wax liggéey amut mais muñ dafa baax si nit surtout xale surtout nga nekk jeune nekk am avenir sincèrement ça me touche tellement ba nga xamante ni su ma gisee nit ñi di dee fii non ça me touche xaw ma sax lan laay mën a wax nii mais li ma leen di gën a conseil mooy que ñu gën a toog gën a muñ fépp métti que genre ñu ne fii que ñu dem bu ñu demee foofu amuñu papier dinañ fa dund métti amuñu fu ñu ne dinañ fa dund métti mën nañ leen ramasse delloowaat leen seen dëkk donc nañu penser à ça dem c'est bon mais booy dem jaaral ci yoon yu wóor amal foo xamante ni di nga fa ne jëlal ci yoon bu wóor bi nga dem àgg ci jàmm liggéey parce que dee bi bëri na ba man daf ma jaaxal damay tiit su may gis image yi xam nga man damaa sensible mënuma xool yenn image yi mais damay tiit quoi di leen ñaan rek ñu toog xam nga seen waajur yi defal leen ñu toog seen kër lu ñu mënti def ba am lu ñu suturloo ñu def ko moo gën jël gaal bi man moom comme li ko Adisa di wax rek foofu noonu muy wax borom gaal xam nga. c'est trop est-ce que doo ma ko mayaat tuuti man ay Adisa yooyu noonu dañ may rey daal Adisa am na lu mu wax ci gaal gi doo ma ko akapalaat tuuti rek. géej mambulaan géej mambulaan géejug mambulaan géej mambulaan ci borom gaal xam naa ni géej amul banqaas ndax alalu àdduna jar na yenn yi yàpp suñu way doom te xamoo fooy teerek ñoom bëgg faj gàcce àdduna jaral leen tey le seen bakkan yee waaw suma xamoon ni suma duggee sab gaal duma dellu seeti kon dina ko seetaat bu baax a baax borom gaal ci borom gaal ak yow mi di dugg gaal te ngeen a dal te xam ni daal
ndeysaan sincèrement nañu bàyyi gars yi. ndeysaan lii am na ndeysaan de ndeysaan loolu am na ndeysaan trop j'en suis sûr yéen sunu ay mbokk yi xaritu téléspectateurs yi ñuy seetaan seen xol neex na kontaan ngeen trop tey nag cible bu spécial boo xam ne dañ ko def ak artiste boo xam ne wax dëgg yàlla il est spécial Anita nit la koo xam ne wax dëgg yàlla ku am talent la Anita tey bëggoon naa aussi ñu waxtaan ci coronavirus bi certes ñu bëri ñu ngi bàyyiwaat seen loxo ñu bëri takkatuñ masque yi ñu bëri ñu raxasootuñ seen loxo yi ñu bëri moytootuñ lu bëree bëri lan nga leen di conseillé xanaa di leen conseil que ñu bàyyi seen xel que jusqu'à présent coronavirus am na ci dëkk bi nañu bàyyi seen xel loolu bu baax di utiliser masque di utiliser gel parce que bu la dalee nga wàllu ko keneen dafay gën a law donc nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax bañ a sàggane masque yi ak prendre soin gel yi yëpp ñu koy def comme ni ñu ko diglee rek. d'accord la comme ni ñu ko diglee. sous région bi maanaam ay Ghana ay Nigéria am na fa ay artistes yoo xam ne dañuy représenter seen dëkk dignement est-ce que mën nañu xaar ci loolu Anita bien sûr parce que bëgg naa représenter sama dëkk man aussi dignement te mën na ne def international mën na ne lépp ñu ngi ko prévoir def ko incha allah en tout cas xam naa nañu xaar Anita rek xam naa ay grand théâtre moom day teel moom wala man bëgg naa nga def ñii grand théâtre mën na nekk sax de mën na nekk tamit tout est possible boobaa leeral ñëw ànd ak yow ñu def grand théâtre leeral ñëw ànd ak ñun ñu daal toj grand théâtre mooy loolu mais sa digganteeg sa manager sa nijaay la sa tonton la sa papa la mu doon nit koo xam ne nit ku baax la récemment lañ xamante yàggul la ñu maa boole ak moom mais gis naa ci moom ku bëgg lu muy def gis naa ci moom ku am professionnalisme yéen ñaar seen relation la demee waa relation ci kër gi relation entre tonton entre père et fille mais ci biti daf may def star je te jure ci biti sama valise su ma jógee salon sama valise moo koy téye lépp loo xamante ni soxla naa ko moo koy def donc dafay jouer rôle am da ci dem à fond moom ak sama staff yëpp dañ ci dem à fond donc dama leen di remercier ñoom ñëpp staff Anita képp koo xamante ni mu ngi si ginnaaw Anita rek maa ngi ko remercier tànkal la Anita waxtu yu jeex na mais bëggoon naa la laaj une dernière question rek moom mooy que ni showbiz bi nga nekk dafa am ay ndëgg sërëx te sa papa xam ne ndëgg sërëx yi nga xam ni père xam nga ni man a xale laa su ma nee ndëgg sërëx xam nga ni dañ maa dee ndëgg sërëx yi si nekk est-ce que paa bi dee na la ko est-ce que yaa ngi moytu yooyu yu bëri que parce que quoi qu'on puisse dire am na ay xale yu fi jaaroon am talent ni yow jékki-jékki fël sur la toile di def buzz ñu jékki-jékki 1 an 2 ans dékkatuñ leen ndëgg sërëx yooyu noonu est-ce que Anita mi ngi koy bàyyi xel maa ngi koy bàyyi xel bu baax a baax sama réalisateur maa ngi koy bàyyi xel bu baax si la bokk mi ngi fi de mais bon sant rek ñu koy bàyyi xel bu baax a baax Anita elle est joviale elle est trop belle xale yu góor yi ñoo ko man nag waxuma ko de bu kenn wax naan daa jaañ yóbbu fii nag waxuma ko c'est les internautes ak les téléspectateurs yu koy wax alors j'en suis sûr xale yu góor yi dinañ message Anita je veux dama bëgg am sa numéro Anita di la yàgg si diggante xale yu góor yi daal ba du si ñàkk ba déjà xale góor yi si ëpp samay gaan loolu donc loolu moom du si ñàkk mais bon sant yàlla rek parce que boo demee ba nit di jël sa numéro wala di la bëgg xam c'est parce que am na avancé Anita man waxuma ay gaynde nopp laa wax am nañu ñu la ci nopp balaay boobu sax ay saa ñaataa ci ni quoi xam naa ne yooyu loolu dina neex laay dara new fi dara Anita gars yi ñu ngi lay xool de te nga wax fii lu leer waaw ñu may xool moo tax man la dara new fi instant bi musique bi moo ne suñu lépp musique bi mooy jëkkër ji mooy jëkkër bi mooy copain bi mooy tout mooy lépp sa jàng fu mu toll yaa ngi jàng ba léegi wala waaw maa ngi école des beaux-arts musique lay suivre foofu noonu donc pour gën a renforcer affaire yi rek mooy loolu pour gën a renforcer affaire yi nekk fa di def guitare piano et tout tànkal la journaliste yi dañuy faral di wax naan xibaar yi buur na mais man sama émission buur na émission c'est émission jeex na doylu ma am na nga may xaar mais mooy loolu man tamit doylu ma mais bon temps bi moo ko laaj et tout donc di la remercier di rafetlu loolu invitation di remercier caméraman yi di remercier waa Richard Toll fi ma dëkk ak képp koo xamante ni mi ngi seetaan sama xarit yëpp bugguma lim parce que temps yi naa am Anita bu dee tudd say xarit et tout mais bon boo limee da ngay juum te bugguma kenn ku mer képp kuy sama xarit genre bu ma nekkee xale ba tey ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen remercier di remercier waa Saint-Louis waa Galel di remercier waa Diawas waa Mauritanie ñëpp maa ngi leen di remercier ak sama papa Lay Diagne di remercier képp koo xamante ni mi ngi jàppale Anita ak fans Anita yi di remercier képp ku ñuy seetaan Richard Toll xanaa di nga fa def dara de après. waaw foofay base bi. foofay base bi. waaye dem ñu dem Richard Toll man nag ma yóbbaale sa boobaa. dañuy dem Richard Toll incha allah sama dëkk foofu jànge. incha allah su ma def invité rek nga xam ne. damay ñëw Richard Toll parce que dégg naa am na yu baax am na ay tol am ay madd am ay Dakar ay jinjeer yooyu daaw dama damaa bëgg yooyu.
Non, merci beaucoup mesdames et messieurs, ça en est tout pour aujourd'hui. Mais je ne saurais terminer vraiment sans remercier toute l'équipe de production dirigée par le fantôme Laye tey moom la àndal tey dañ ne ma damaa génn télé ba rek ñu ne ma Laye ngay àndal muy zibilé booy bi man la bëgg daal booy Laye kontaan ci moom sama réalisateur bi Laye ma bandi bu xees nee naa ko bandi du xees kontaan ci moom mais aussi beneen caméra bi mooy bi nekk nii sama wet jili moo fa nekk moom it maa ngi koy nuyu di ko béggee di kontaan ci moom mesdames et messieurs très chers téléspectateurs on vous donne rendez-vous inchallah très bientôt sur Leral TV la télé du peuple rendez-vous bientôt